kon dañuy dem ci li nga xamante ni moom mooy sport muy veille sport ñu dëxañ ko ci li nga xamante ni moom mooy Actu Plus bi def ko benn rubrique boo xam ni rubrique tàggat yaram la liñ ciy gën a fësal tey nag bokk na ci coupe du Sénégal bi nga xamante ni ñu ngi ko doon jongante ci week-end bii ñu génn te it mu doxoon ci li nga xamante ni moom mooy wàllu ndaw yi muy catégorie cadette bi junior yi ak senior yi ñu tànnoon nag fi nga xamante ni mooy stade Lat Dior bu Thiès doon ko fa jongantee ñu jàpp ni ci samedi bii ñu génn amaloon nañ fa ñaari match ci diggante génération foot boobu nga xamante ni centre de formation la ñoom Sadio Mané fa la ñu loqeekoo fa la ñu génne te Madi Touré jiite ko génération foot nag bu ñu xoolee ci wàllu cadets yi moom moo doon taseeg Oslo moom it mën nañu wax ne ay académiciens lañ parce que ñoom it équipe la boo xamante ni centre de formation la waaye génération foot maanaam daf leen ëpp doole cadets yi génération foot dafa daan ñu Oslo ñetti bal ci dara 3-0 dañ leen gagné kon muy final bi nga xamante ni coupe du Sénégal ci wàllu cadets yi muy ndaw ñi génération foot moo gagné cadets yi ñetti bal ci dara la dóor Oslo bi ñu demee tamit ci deuxième heure bi ba tey génération foot moo ko finalaat ci wàllu junior ñi nga xamante ni ñoo ne ci diggante bi balaa ñuy yëg dem ci li nga xamante ni mooy senior ci wàllu junior yi ñu jàpp tam génération foot da doon tase aussi beneen académicien muy jàmbaar bi nga xamante ni Saër Seck moo ko jiite te ñoom Idrissa Gana Gueye ak ñi nga xam ne ñoom Kara Mbodj ñoom ñëpp fa la ñu génne ñoom Pam Ndiaye soirée kon ñu jàpp ni tey bu ñu xoolee Kara Das bi ci petite catégorie bi li nga xamante ni mooy centre de formation tey wane na boppam parce que ñeenti équipe yooyu yëpp ay centre de formation lañ ñi nga xam ñoo final yi nga xamante ni mooy catégorie yi nga xamante ni mooy ñu ndaw ñi muy diggante cadet ak junior génération foot jàmbaar Oslo génération foot représenté 2 fois ñaari catégorie finale en cadet gagné ko 3-0 ñëwaat en junior gagné jàmbaar 4-0 ñeenti bal ci dara loolu aussi dina jaaxal ñu bare ndax taxawaay bi nga xamante ni génération foot am na ko ba gagné li nga xamante ni moom mooy jàmbaar boobu 4-0 jàmbaar nag ñu gis ni jamono yi équipe bi day xaw a régressé boo xoolee sax ci li nga xamante ni moom mooy équipe yu mag yi doo ko ci dégg fi mu nekk nii moom danaa ñëw di jël deuxième wala muy jël championnat wala muy jëm final coupe du Sénégal wala mu jël sax li nga xamante ni moom mooy quatrième wala cinquième mais jàmbaar fan yi ci wàllu compétition mun nañu wax ni dafa régressé wu trop ba nga xamante ni war nañu toog defaat autocritique xoolaat li nga xamante ni mooy doxalin bi par rapport ak championnat malgré que objectif bi mooy ñoom du championnat bu Sénégal mais dañuy compétir pour xale yi mën a nekk li nga xamante ni moom mooy am compétition nekk des compétiteurs mais ñoom former jour jaay ko loolu moo taxoon ñu tijji li nga xamante ni mooy seen centre bi mais tamit daan nañ gis ñu jouer les premiers rôles mais jamono yi gis nañ ni li ñu leen gagné bari na malgré que ñëw nañ ci li nga xamante ni moom mooy cappaandaw gi mais génération foot daf leen daan ci wàllu junior yi ñeenti bal ci dara muy 4-0 les équipe bu ki nga xamante ni moom mooy Madi Dramé Madi Touré di moins daan ki nga xamante ni moom mooy jàmbaar bu Saër Seck loolu moo ne woon final bi ci petite catégorie bi samedi lañ ko fubal fële ca Thiès muy stade Lat Dior bu Thiès ndaxte dañuy jàpp ni Ndakaaru xam ngeen ni stade Maître Abdoulaye Wade moo fa fonctionnel te il faut 50 000 places la gars yi mënuñu koo feesal parce que final bi sax ñu weesu maa nga woon Thiès waaye final ba maanaam feesuñu stade ba malgré que yow di monde moom parce que gis nañu taxawaay ale Casa kon loolu mooy xew ci li nga xamante ni mooy wàllu junior bi ñëwee ci dimanche bi nag ci leen def final bu mag bi mu nekkoon ci diggante Casa Sport ak Étoile Lusitana Étoile Lusitana nag di équipe boo xamante ni moom it ay académiciens lañ ndaxte centre de formation la bu nekk Ndakaaru diggante ay Jëppal ak Derklé ak Sicap fa lañ nekk ku xam xale yooyu xam ni aussi ñoom it dañuy yàgg mën a football ci li nga xamante ni moom mooy wàllu championnat yi parce que ñoom ñoo daan dem Sacré-Cœur di football ay GIA ñoo daan dem Médina di football yi Jaraaf ñoo nekk NGB ñaari tali xam nga kon tey ñooñu bu ñu dajaloo am benn centre bu fa nekk bu ñuy wax li nga xamante ni mooy Étoile Lusitana ñu fexe ba génne équipe bu mag boo xam ne ci taarix muy Liguère de Saint-Louis ñu daan ko ci li nga xamante ni mooy demi-finale yóbbu ko li nga xamante ni à l'issue dama moom série de tirs bi gagné ko kon amoon nañ mérite jël li nga xamante ni moom mooy coupe du Sénégal bi mais dañu tase équipe bu organisé wu muy le Casa Sport muy équipe boo xamante ni Ziguinchor la nekk am aussi li nga xamante ni mooy ay démembrement ci région yëpp des supporters des dirigeants ñuy participer di cotiser Casa Sport bu ñu la waxee tey ni seen moyens yi nga xamante ni dañ koy jaay supporters rek 25000 lañ koy jaay blouson yi ça va à 75000 francs dañ koy jaay comme des petits pains ñu organiser wu ñu gis ni bi ñu ñëwee Thiès école lañ leen abal lëmb pour supporters yi y'avait pratiquement plus de 50 cars ak ay bus yoo xamante ni ñoo jógee ci région yi ñii Saint-Louis ñii Tambacounda ñii Thiès ñii Louga
ñëw jàpp ci li nga xamante ni mooy équipe bi kon jàpp nañu Casa Sport aussi bi mu ñëwee wane suprématie ci li nga xamante ni moom mooy final boobu parce que dafa ñëw ambale li nga xamante ni mooy match bi mayul équipe bi nga xamante ni mooy Étoile Lusitana sax mu xalaat kon dañu ñëw ci match bi attaqué booy yi teg leen pression génn football boo xamante ni dañu wax ni niveau bi sax bokkuñu malgré que Étoile mi ngi doon football c'est des académiciens ñu ngi doon tari mais aussi Casa métier bi mu am Étoile Lusitana amu ko sur le plan de l'expérience te en football dañuy wax c'est l'expérience qui fait la différence malgré que boo aayee am disposition yëpp am li nga xamante ni aussi moom mooy pratiquement les fondamentaux du football boo ñëwee il faut nga am expérience il faut nga miin terrain bi il faut nga nekk compétiteur il faut nga nekk koo xamante ni da ngay ñëw xam kër yu baax xam fi ngay taxaw Casa loolu la wane ci li nga xamante ni sax moom mooy bii ligne par ligne gardien défense milieu de terrain attaque boo gisee bal yëpp bi ñuy dem di dugali bii bi ca défense ba lay jógee ñëw ba ci attaquant bi mu def li nga xamante ni moom mooy conclusion bi kon jàpp nañ ni ñu gis Casa Sport bu mag premier mi-temps mu mëne li nga xamante ni mooy 2-0 déjà ci finale Coupe du Sénégal emballé li nga xamante ni match bi y avait aussi la présence de beaucoup de supporters même les fans du foot nga xamante ni dañu jege Thiès ñuy jóge nañ Diourbel y avait beaucoup de Diourbelais yoo xamante ni ñëwoon nañ seetaan ci li nga xamante ni mooy finale bi parce que xamoon nañ ni Casa Sport dafay joxe produit bu baax et puis Étoile Lusitana c'est des académiciens dañuy jàng football bu ñëwee aussi dañ joxe football de qualité kon keroog gisoon nañu finale bu ubbeeku finale bu baax mais aussi y avait pas opposition boo xamante ni mënoon na dékkandu ki nga xamante ni mooy Casa Sport en deuxième période mu ñëw aussi songe doon match bi daal di ci 15 première minute deuxième mi-temps bi mu dugal ci li nga xamante ni moom mooy troisième bi mettre leen dans les doutes emballé li nga xamante ni mooy match bi mujj ko conclure par 3-0 kon bravo à Casa Sport aux supporters aux fans du foot ci li nga xamante ni tey Casa wane na ko ci li nga xamante ni moom mooy championnat bi mu def nag loo xamante ni xëy na daan na fi am mais gën na fi am Casa Sport moo gagné championnat du Sénégal ren dafa doublé dafa xuuf paa bi moo gagné aussi coupe du Sénégal kon tey Casa Sport bu fekkoon les moyens dafa réunir dëgg dafay représenter Sénégal 2 fois sur le plan africain coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe et coupe d'Afrique des clubs champions. beneen volet bi ñuy laal ba tey ci wàllu football la muy li nga xamante ni aussi mooy infrastructure parce que le ministre des sports Matar Ba xam ngeen ni démb mi ngi doon def li nga xamante ni mooy lancement des travaux de réhabilitation yu stade Léopold Senghor kon jàpp nañ ni projet boobu nga xamante ni état bu Sénégal amoon na ko ak ñi nga xamante ni moom mooy les chinois lancé nañ li nga xamante ni moom mooy lancement travaux yi démb lañ ko def à Dakar stade Léopold Senghor. te it lañ cey jàpp mooy ministre ba mu ngi fa woon amoon de l'ambiance y avait aussi les techniciens y avait aussi les experts chinois jàpp nañ stade ba dinañ fa dugal ay milliards defaraat ko ba mu ni boy ba nga xamante ni dina mën a diranteel mbagg yeneen stade yu mag yi ba Sénégal tey bu doon organiser li nga xamante ni mooy coupe d'Afrique des nations diñ fa mën a fubal ay compétition malgré que fubal nañ fa coupe d'Afrique des nations mu ñu fàtte ni en 92 Sénégal moo organisé coupe d'Afrique te foofu lañ ko fubal ci stade Léopold Senghor boobu kon jàpp nañ ni Sénégal bu fekkee dafa organiser waat coupe d'Afrique déjà am na 2 stades yoo xamante ni dama naan 3 stades sax pour le moment parce que bu ñuy réhabiliter yi nga xamante ni mooy Léopold Senghor plus stade Me Abdoulaye Wade ak Lat Dior bu Thiès bi nga xamante ni fubal nañ fay match équipe nationale yu bare ci éliminatoires yi te réhabilitation bi yamul li nga xamante ni mooy Dakar Diourbel dañ koy defaraat te it mën na nekk norme boo xamante ni norme internationale la moo xam ne dinañ fi mën a fubale dinañu defaraat Ziguinchor je crois bien ak Tamba y a 5 régions yoo xamante ni bokk nañ ci li nga xamante ni moom mooy cible bi pour ñu defaraat leen ba ñu nekk stade yoo xamante ni dañuy nekk ci norme boo xamante ni norme bu réglementaire lañ mën fubalee compétition yu mag kon lancé nañ ko démb ca Ndakaaru ci stade Léopold Senghor le ministre des sports Matar Ba moo fa demoon lancé li nga xamante ni moom mooy travaux yi ay milliards lañ ciy dugal coopération chinoise ñoom ñooy defar li nga xamante ni moom mooy stade yooyu Diourbel aussi dina ci sant parce que dinañ ci defaraat stade bi te it stade bi boobaa dina mën a am sax foo xamante ni ay logement la yoo xamante ni day xeetoog sax li nga xamante ni moom mooy genre hôtel bu ndaw ci biir stade bi nga xamante ni équipe bu ñëwee mën nañ fa dal am piscine ak am aussi yeneen stade yoo xam ne ay terrain annexe la ba pare yokkaat ci ay tribune defaraat li nga xamante ni aussi moom mooy gazon bi
loolu aussi baax na ci li nga xamante ni moom mooy Diourbel mu bénéficier wu ci coopération boobu ñu jàpp aussi tamit ci leneen par rapport ak li nga xamante ni moom mooy tàggat yaram muy li nga xamante ni moom mooy basket xam ngeen ligue régionale bu Diourbel démarré nañ seen i compétition jàpp nañ ni nag week-end bii ñu génn amoon na ay jongante Diourbel waroon na am Bambey aussi amoon na bu Bambey ba nag joué nañ ko parce que Bambey basket club moom moo daan IADB muy université Alioune Diop bu Bambey 47-42 pratiquement score bi demewul noonu parce que 5 points d'écart la mais daal ndam la kon Bambey basket club moom it wane na boppam daan IADB waa étudiant université 47-42 ñaareelu match bi ñu waroon ko joué fii nga xamante ni mooy Diourbel diggante jamono basket club bu Diourbel ak Mbacké basket club mais Mbacké mujjul ñëw dañ ko forfait lañ cay takk nag wala lañ ca xalaat ni moo tax ñëwul ñu forfait ko xëy na dynamique ba mu nekkoon ba ñuy def assemblée générale parce que assemblée générale bi xamoon amoon na fi ay coow ba ñoom sax dañoo mujj a gedd li nga xamante ni mooy deuxième assemblée générale parce que bu njëkk ba dañ ko defoon waaye fédération accepté wu ko woon parce que y avait pas de représentant de la fédération te it joxewuñu woon digal bi pour ñoom ñu def AG boobu ba nga xamante ne assemblée générale boobu dañ ko mujjoon a annulé defaat beneen boobu ASC Mbacké bi ñëw ci woon kon xëy na dynamique boobu ci lañ nekk ba tey muy frustration boobu ba nga xamante ni ñëwuñu mais xam naa le président Babacar Ndiaye Aba dina gën a def médiation pour équipe bi revenir à la raison pour mën a ñëw àggale yi nga xamante ni moom mooy compétition yi loolu ci wàllu basket la ba tey dañuy taxaw ci basket ndaxte suñu Lions yi xam ngeen ni ñoom it dañ doon jouer di compétition waaye jàpp nañ ni bari na coow ci aéroport ba nga xamante ne dañ faa dem mënuñoo dugg mënuñoo génn ba ca dañoo fanaan ci la nga xamante ne amuñu hôtel bu ñu fanaan ci biir aéroport lañ fanaan mu ne ay coow fan yi depuis démb ak tey ba ñu wax ni sax mujj nañoo décanter situation bi mais la ca ñaaw moom mooy lu toll ne équipe nationale bu basket ay góor di dem compétition teeluñu dem def réservation hôtel teemu ñu dox lépp ba mu sa ba nga xam ne mu ñëwee dañuy waat aéroport gën dugg seen biir dem seen hôtel mais buñ demee ba ay jours di fanaan ci ay aéroport loolu aussi defe naa ni le président ki nga xamante ni moom mooy Babacar Ndiaye bi nga xamante ni mooy président fédération bu basket war na xoolaat li nga xamante ni moom mooy liggéey bi muy liggéey parce que Baba Tandiane sax yëkkati na ci ay kàddu naan lii c'est inadmissible ministre sport ak président war nañ ci jóg taxaw ci parce que lu toll na équipe nationale basket dem di fanaan ci ay aéroport du tëdd ci suuf ci ay karo ñu wane image ci internet bi loolu defe naa ni lu ñaaw la te warul loo xam ne day amaat ñu koy gisaat parce que basket Sénégal toll na foo xamante ni waratul nekk ci niveau boobu li ñuy jeexale nag moom mooy li nga xamante ni pratiquement moom mooy xëy na nawetaan Diourbel ñu ngi koy waajal ak ODCAV bu Diourbel le président de l'ODCAV muy Kalidou Camara ak les membres démission yi démarré na parce que temps yëpp gis ngeen xale yi ñu ngi dem ak ñëw ñii ngay jógee bokk xalaat di dem Wogi ñii ngay jógee Xandaal di dem feneen ñii ngay jógee fee dem Xandaal ñii ngay dem Corée xam nga démission yi daal mun nañu wax ni ci période am lañ nekk ni marchandage bi jënd entraîneur jënd joueur mercenaires yi aussi kon loolu ñu jàpp ni actualité la actuellement nii boo xoolee ci net bi sax ku ci mel ne suma naataangoo Dame Fadel Mbaye moom mi ngi chargé wu di fësal li nga xamante ni moom mooy xale yi nga xamante ni ñi ngi démissionné ci équipe bi dem yeneen équipe kon daal jàpp nañ daal jamono yi équipe bu ci am xaalis di nga mën a jënd joueurs yi nga bëgg di nga mën a jënd entraîneur yi nga bëgg pour préparer cette saison ndaxte ren phase nationale yi Dakar lañ koy jouer en mois d'août te yeewu bu Diourbel nekk fii ci quartier Thierno Kandji mooy représenté li nga xamante ni moom mooy Diourbel kon équipe boo nga xamante ne mooy équipe bu Kalidou Camara ak ñoom Paabu ak ñoom Mor Kassé Samb ak ñi nga xamante ni aussi moom mooy le président le colonel Ousmane Faye ñoom ñi ngi waajal bu baax li nga xamante ni moom mooy compétition boobu te defe naa ni Diourbel dinañ leen jàppale nañ ko defale woon Jaaji defale ko Lakkale defale ko Yogo defale ko ki nga xamante ni aussi moom mooy Walidaan ñoom ñëpp bu ñu fiy jógee dem di représenter li nga xamante ni mooy Diourbel en phase nationale gars yi dañ leen topp jàppale leen autorités yi def ci ay moyens kon defe naa ni yeewu aussi dañ ko jàppale noonu ba mu mën a dem ci phase nationale à Dakar en mois d'août mën fa dem dafa représenter li nga xamante ni mooy dignement la région de Diourbel kon defe naa ni loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu indi woon tey ci VS Sport moom la ñuy tënk di jox gars yi dox daje ci beneen numéro Actu Plus ak VF Sport fii seen télévision VFtv El Mansour Seck alias Madj moo leen ko doon présenté di leen jox daje beneen yoon jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi